te fukki yi ci wàllu résultat coalition Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné ci Sénégal gi yépp mu mel ni buñ doon wax ne élection présidentielle la jël na raw gàddu gi waaye lu wértu woo mooy ci ñeent fukk ak juróom benn ci département yu ne ci Sénégal ci jamono ji ñu ne résultat yi daal nay jox bopp coalition Benno Bokk Yaakaar ci fanweer ak juróom benn yi jàpp fanweer ak juróom ñaar yi ci ñeent fukki ak juróom benn yi beneen mbir bu am solo yu ñu war a mën a souligner mooy coalition Benno Bokk Yaakaar musul gagné yenn ci ay localités yi mu ne da ko perte mën nañ ci lim Dakar Ziguinchor Thiès wala sax Mbacké waaye lu wértu woo te lu kenn mënta dindi mooy coalition Benno Bokk Yaakaar daal di nay gagné élection locale yi ci ni mu gën a yaatoo te it majorité présidentielle bi dara soppeewu ko ci li am ba des nag mooy démocratie Sénégal moom moo gagné ndax nunu ko amalee ci jàmm sénégalais dem wooteel ka leen neex jàmm dikkaat ñu xëy dem liggéey te loolee sax njiitu réew mi moom président de la république dëggal na ko moom muy rafetlu boobu léegi modèle démocratique. jaajëf Mouhamed Diop ki nga xam te ne nag moo di Mamadou Sy Albert xam-xamam maa ci jëm ci wàllu politique moom daal dina jàpp ne lu jëm ci taxaw wala sax daal di ndërmeelu ko lii di Benno Bokk Yaakaar mi ngi nar a tukkee ci ban rek lecture la ñuy daal di am wala nan nañuy jàngatee résultat yi nga xamante ne ci la ñu jugee waaye itam lu jëm ci wàllu xeexoo bi am ci biir Benno Bokk Yaakaar buñ ko lijjantiwul mun na doon nag porox ndoll boo xamante ne fa la rek lajutee fu Benno Bokk Yaakaar nar a jaaree ñu teewlu ko si. est-ce que Benno dina mën a nekkaat gën a nekk Benno loolu moom dina jafe parce que boo xoolee APR fu mu ci biir yu bari dafa am ay division ay xëccoo ci biir réew mi am na ay xëccoo ba Idrissa Seck gagné nañ ko ci Thiès PS naka noonu donc muy APR muy réew mi muy PS yi nga xam ne ñooy parti yu gën a dëgër ci biir Benno bi ñooy jubóowuñu seen biir loolu jafe-jafe la beneen jafe-jafe ji mooy que ñu ngi am problème pour sénégalais yi ñu ngi ci ay jafe-jafe yu metti donc loolu naka la Benno mën a def ba gouvernement bi ñu nar a taxawal mën a liggéey mën a indi saafar ci jafe-jafe sénégalais yi donc boo xoolee situation politique Benno bi ak situation gouvernement bi ni mu demee ni mu doxalee politique publique yi ay jafe-jafe la pour ñu génn ci nag dina en tout cas du yomb ci lu ñu gis parce que yaakaar ñoom ñu toog waxtaan seen biir waxante dëgg. Alaaji kon li nga xam te ne moom moo di élection locale yi ñu jënd ak résultat yi tukkee daal dina fësal beneen tëgginu ko yàqu politique gu Sénégal ay coalition yu bees jënn si comme Yewwi Askan Wi waaye itam ñu gis ni coalition gëm sa bopp grande coalition gëm sa bopp doon na ci ab gros bébé. ak beneen yiwin sax nag boo xam ni noppeegul beneen yiwin. bu muy wane waat ci geneen xar kanam. dafa am coalition yoo xam dañ leen tëgg pour élection locale. après élection locale. mun nañu continuer de xëy na mun nañu survécu ba élection législative mais fooguma ko parce que objectif bi taxoon ñu tabax boobu li coalition sotti na ba noppi am na coalition yoo xam ne itam seenu néew doole dina commencer feeñ après élection yi te benn la ñu woon ay at boo jëlee misaalu Benno Bokk Yaakaar amaat ñu ci yokk si waat ñoo xam ni ba ñuy gañee fa ñu nekkuñu woon Benno Bokk Yaakaar ñooñu bu ñu ñëwee fekk si Benno Bokk Yaakaar ñàkk yooyu lay localité mun nañ leen bañ a génne mais réalité politique daf leen di génne ci kaw remaniement ministériel mun na définir leneen ci yooyu lay coalition parce que bu fekkee da nga bokk ci Benno Bokk Yaakaar sa parti xëy na amul député à l'Assemblée nationale nekkatoo ministre ci gouvernement xëy na mun na wàññi sa présence wala sa poids ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar donc am na ay tóoj yu mën a rës fii ak ñuy egg ci législative ci coalition Benno Bokk Yaakaar bu dee coalition yu mel ni gox yu bees yi wala gëm sa bopp nga xam ne ay coalition la yoo xamante ni bi xëy na tabaxuñu ko pour benn objectif ñoom mun nañu continuer mun nañu yokk seen doole fii ak ñuy egg ci élection législative mais Yewwi Askan Wi par contre faaw ñu amaat beneen toogaay buy définir seen ëllëg ci ay élection législative parce que xalaat yi du benn ku nekk da nga am parti dafa bëgg ay chef de parti am na itam ay mouvement yu ci nekkoon yoo xam ni dañu am doole ju ëpp sax benn parti yu nekkoon ci biir coalition bi mouvement yooyu ba gagné nañu ay gox yu bëri loolu nag dafay wane ni kon faaw mu am geneen xar kanam ci ni ñu demee ci élection législative yi mais par contre bu fekkee nag am nañu chance parce que chance lay doon am nañu chance su demee ko ci élection législative liberté boobu mooy daañu dóor mu fort coalition gëm askan wi mënoo fexe ba du am doole ci élection législative même bu amul groupe parlementaire maintenant ki gën a nag war a moytandiku boppam mooy coalition wàllu bu parti démocratique sénégalais parce que Pape Diop mi doon ànd ak ñoom ba yàgg mu génn wane na xar kanam ci njeexeetalu campagne bi mënoo fexe ba législative yi du am lu mu wane te PDS
bu ñàkkee groupe parlementaire bi mu am assemblée nationale day metti ci moom. li koy mën a sauver nag ci wàllu boobu mooy mu jéem a maintenir coalition bi mu desee kas néew nga xam ñu Mamadou Lamine Diallo la nekk député assemblée nationale ku mel ne Abdoul Mbaye la doonte woon nekkul député am na influence tuuti ci wàllu politique ak ay jaar-jaaram mais ñu jéem a xool nu ñu kolewaate yenn morceau xam nga PDS nag li ci fàqe dafa bëri ñi ci génne dafa bëri donc bu sàgganee ba ñàkk groupe parlementaire bi ko desee dina néew doole ci wàllu politique bokk na ci li ko mën a sauver nag dellu si Karim Wade donc am na ñoo xam ni bu fekkee seen coalition tojul te fooguñu ko mën nañu am doole ci législative muy Yewwi Askan Wi gëm sa bopp ak gox yu bees yi donte woon du ñu am groupe parlementaire mais daañu dëggal seen bopp ci législative te mën nañu am sax groupe parlementaire parce que bu boobaa retrouvailles lay doon mën nañu ko sos Benno Bokk Yaakaar mun nañu am majorité xëy na waaye lépp a ngi dépendre ci caprice yi judduwaat après remaniement ministériel c'est-à-dire que toj bi nga xam ne élection locale yi toj na ko ci géopolitique gu Sénégal des na ba léegi tojiti ñu ngi koy for ci kanam tuuti bu ñu defee remaniement ñu doxaat 3 mois la ñuy gis dëgg-dëgg tojiti def na gaaf. Fatou Abdou ay xar kanam yu yees taxaw ci wàllu politique waaye itam ñu gis ni coalition Benno Bokk Yaakaar faaw ni ko Mamadou Sy Albert waxee ñu xool jàngat bu am xel ngir mën a jënn ci résultat yi ni mu taxawee seen kanam. waaw man dama jàpp ne la coalition Benno Bokk Yaakaar am na lu toll ci 36 à 37 ci li nga xam ne mooy département yi mais Benno Bokk Yaakaar même su perdrul bu amee une victoire électorale dafa am une défaite politique mooy lan quand on perd les grandes villes c'est-à-dire nga ñàkk Dakar nga ñàkk Thiès nga ñàkk Ziguinchor nga ñàkk Kaolack nga ñàkk Parcelles Assainies nga xam ne boo ko doon xayma ci poids électoral moo ëpp sax Kaffrine nga ñàkk fu mel ne Guédiawaye loolu défaite politique la victoire bi électorale bi moom mooy nga am 36 à 37 sur les 46 départements c'est une victoire électorale ci jàngat bi nga xam ne am naa ko ci donc loolu ni ko Mamadou Sy Albert waxee toogaay bi faaw ñu defaraat ko ci la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne coalition bi dafa mel ne ku nekk ci njeexital bu ñu waxee ci njeexital mooy Aminata Mbengue Ndiaye ñuy lam-laame dafa soutenir Mamour Diallo dafa ñàkk élection yi foofu ci Louga Moustapha Niass njiitu assemblée nationale bokk ci AFP ak Serigne Mbaye Thiam parti socialiste ñàkk ci seen i ay gox nga ñëw tey ci li nga xamante ne kon mooy ñi tënk parti ñi nga xam ne ñoom ñoo tënk coalition Benno Bokk Yaakaar dañu ñàkk ci ay gox yu bari yoo xamante ne fësuñu fa ba tax na ñu jàppee li nga xam ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ku nekk ci njeexitalam mburu ak soow mi daanaka jurul forme wala am na lu ci nekk parce que Thiès dañu ko ñàkk boo xamante ne dafa sax historique ci li nga xam ne wala dafa jéggi dayoo ci li nga xam ne moom lañu jàppoon ci Idrissa Seck bi nga xam ne opposition moo mës a gagné naam Thiès mais Idrissa Seck ku ne xam ne dayoom foofu ci Thiès mu ñàkk ko tey ak Diatara bi nga xam ne moom moo doon xëccoo ak Babacar Diop donc muy coalition Benno Bokk Yaakaar comme Mamadou Sy Albert waxee mu war a xoolaat taxawaayam gagné c'est vrai les 37 sur les 46 baax na mais boo perdre les grandes villes si loolu moo daloon Abdoulaye Wade en 2009 et puis présidentielle bi 2012 daf ko perdre parce que les grandes villes boo ko dee xayma ci poids électoral mënoo ko méngale ak yenn communes yi nga xamante ne am na ko beneen bi bu ñu ko analyser muy la coalition Gëm Sa Bopp bi nga xamante ne ñëw na ci élection yi mais coalition Gëm Sa Bopp ci élection yi daf ci wane xar kanam boo xam ne xëy na am na ñu bari ñoo xam ne xaaruñu ko woon parce que bari na ay rejet ci ay listam présent dans beaucoup de localités même si ki nga xam ne moo ko jiite dafa perdre fi nga xam ne mooy Mermoz Sacré-Cœur loolu moo doon Abdoulaye Wade pour la ville de Dakar ci ay jamono bi mu sampee ndëram te terewu ko mu nekk présidentiable donc loolu peut-être que am na fu ñu ko mën a méngale mais du baromètre boo xam ne mën na tax nga perdre localité bi nga doon samp sa ndënd te mënu la tere nga mën a avancer nga mën a def ay jéego bu ñu gisee ne communes yu bari daf ko jël conseil yu bari mu am ko ci yenn localités yi mais mu jiitu des partis dits traditionnels Ndeye Khady le parti démocratique sénégalais AJ/PADS LD boo ko jëlee parti yooyu yëpp tey coalition Gëm Sa Bopp daf leen jiitu mooy ñi nga xam ne ñoo tënku woon tey ci wàllu Sénégal tënku tey ci bokk gis-gis nga gis leen mu jiitu donc ça veut dire que def na ay jéego muy l'alternance générationnelle bi ñu doon wax ci li nga xam ne moom mooy élection yi maanaam yeneen xar kanam yu bees Union Citoyenne Bunt bi dañu koy fàtte Ndeye Khady Union Citoyenne Bunt bi def ay jéego ci élection locale également def ay jéego yu rëy a rëy Mansour mi ngi wax sànq gox yu bees muy wane peut-être que fës na moom coalition Yewwi Askan Wi parce que c'est une large coalition bu dem élection grande ville yi ñu jël ko mais les autres coalitions également dañu ci fës ba nërmeelal ñi nga xamante ne jàppoon nañ ne politique ñoom ñoo ko ŋànk parce que ñoom école de parti ñoom ñooy dem di def ay séminaire ñoom la ñu gis ñu fës mais ñeneen ñi tey
bu ñu demoon ci Haut Conseil des collectivités territoriales coalition Gëm Sa Bopp day bëri ay conseils c'est-à-dire que 80 conseils yi dañu leen di élire ñi ci des président moom moo leen di tabb ñi nga xam ne ñoom ñooy conseil il faut âgé de 25 ans et plus donc moom dafay mën a am ci ñooñu nga xam ne ñoom ñooy Haut Conseil collectivité territoriale élection législative également leneen la parce que diaspora bi daf ciy bokk diaspora bi comptabiliser wuñu ko parce que élection locale lañ nekk lan mooy nekk seen taxawaay pour les élections locales